jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di wëyal rek ni ñu koy defee saa su nekk ci waxtu bi teewaat fi waxtaanee li nga xamante ne rek mooy tolluwaayu xeex bi ci réew mi waaye it waxtaanee li nga xamante ne moom la ñu ministère bi di jox saa su nekk mën ci jëlee ay ñàngat pour it def li nga xamante ne mooy li nga xam ne moom la ñu digle fexe respecter mesures yi ministère édicté ñu leen di wax ne ci kanam tuuti dinañ dem rek fekki le ministère pour xam tey kan moo ñuy jébbal point bu ci noppee fekk it suñu ndaw ma nga xam ni ma nga fa ñu ànd ak moom ci la nga xam ni moom la fay tukkee ci bés bi tey nag ci waxtaan bi ñu ngi ak Abdoulaye Pouye nekk maire bu Mbao monsieur le maire dalal ak jàmm ci plateau bi. waaw jërëjëf Aram maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sen TV su ma nee Sen TV nag mooy nuyu naa Sénégal gi yëpp. waa TFM TFM excuse-moi di nuyu aussi waa international parce que TFM moom nekk na fa nga xamante ni dañ koy seetaan ci àdduna bi yëpp donc maa ngi lay nuyu di la ziar di wax ne aussi di la gën a encourager si liggéey bi. jërëjëf voilà jërëjëf. alors balaa ñuy xaar ministère mi wax yow da ñuy defal le point ca Mbao. naka la situation bi tëddee foofu ci feebar bi la. waaw situation moom ni muy tëddee c'est un peu à l'image de Dakar parce que des fois on est presque à 36 cas ci district de Mbao alors district de Mbao soo ko déggee nag des fois day indi confusion au niveau des médias. parce que bu ñu nee district de Mbao nekkul commune de Mbao district de Mbao mooy commune de Mbao suñu ko boolee ak Sicap Mbao Diamaguène boole ko ak Tivaouane Diacksao boole ko ak Thiaroye-sur-Mer boole ko ak Thiaroye Gare. 5 communes yooyu la ñu tuddee district de Mbao parce que moom moo bokk ci benn hôpital bu fa nekk ñu tuddee ko hôpital district de Mbao mais commune de Mbao en tant que tel on est presque à une quinzaine de cas. bu fa am aussi du ma ne ndaw na du ma ne ndaw na lu bari amoon nañu benn cas communautaire bu nga xamante ni aussi amoon na fa mais dañuy wax ne waaw noo wéragul am nañ nag quelques cas yi nga xamante ni wér nañu 3 ou 4 yi nga xamante ni sur les 15 c'est ñoom wér nañu ba rejoindre. donc di wax ne nag si ci benn dëkk loolu la bari na fa donc. suñu ñëwee ci cas communautaire boobu nga saa su nekk bu ñu ko déggee rek ci li nga xamante ne mooy info yi dañuy xalaat progression bi day gën a gaaw. ci wàll bi. foofu noonu kooku nga xam ne nee nga amoon na ko ndax moo wàll ñeneen ñi wala nekk na koo xam ne jot na mën a. fexe aar boppam ba mën a dimbali ñi des. waaw cas communautaire boobu c'est vrai que Mbao la dëkk mais fi la doon liggéey biir Dakar ci benn centre d'appel mais lu gaaw gàtt wàlle na ñeenti nit ci biir këram. man damay wax ne Aram cas communautaire yi dëgg la day nekk des fois négligence ci nit ñi mais aussi structure sanitaire yi bu ñu ci gënee góorgóorlu ñoom mën nañu wàññi cas communautaire yi. ci nan parce que dama ne cas communautaire du ko jëlee feebar ci jaww ji. ci nit la ko jëlee am na ku ko wàlle ki ko wàlle contact la donc bu ñu poussé woon recherche yi day nekk cas contact exemple démb am nañu benn cas bu ñu ne bi ñu ko gisee moom def ne man dem naa kër gi mais dafa bàyyi yeneen kër yi mais bu ñu saisiré ñun en tant que maire dañu ne attention kooku doon na fréquenter kër gi ak kër gële. ñooñu intégré kër googu tey ñu jël leen en charge ñooñu suñ leen waxul woon loolu dina am ñu jóge ci kër googu ñu ne leen nekk cas communautaire fekk cas contact ndax ka leen di wàllee mu ngi fa mais des fois ci suñu ay ñàkk topp benn mbir ba mu sës fa la cas communautaire du jógee day gën a négligence aussi ci autorité yi ci interrogatoire ba tey loolu dafay aléatoire bi ngi dépendre parce que mën bu bay jël exemple ci man mën naa dem fenn xëy ñu laaj ma mën a jaar naa fi mën nga fàtte feneen. waaw loolu noonu c'est pas vraiment assez exhaustif aussi. waaw moo tax ma ne la toujours défaillance système la cas communautaire mën na nekk kenn kuy wër fu nekk am ko mais aussi mën na nekk défaillance système ndax su fekkente ni tey dañu ne woon benn bande criminelle la ñuy seet ba jàpp ci kenn dinañ ko topp di ko topp remonte bande ba kenn du rëcc maanaam su ñu amee benn cas bu positif. waroon ñu rek ne wax na ñaar rek ñu yem fi ne ok d'accord. mais war nañ ko topp mu laaj ñu sax ñu xool ñu fa dëkk moo xam délégué de quartier bi la moo xam maire bi la moo xam kii bi ba mu wax ñu feneen fa mu doon fréquenté ñu bàyyi xel su ñooñ su ko defee du am ñu fa rëcc bay wàlla ñeneen ñu ëllëg ñu tudd leen ay cas communautaire fekk gëstu bi moo xaw a des. suñu défaillance système la mais yéen municipalité lan ngeen di def pour jàpp ci xeex bi. waaw jàpp ci mooy comme ni ngay waxee xam nga di sant yàlla parce que suñu amee autorités yi nga xamante ni comme les sous-préfets bii nekk Thiaroye wala aussi le médecin chef bi. ni muy intégré mairie bi commune bi mu xam li xew ba mën ci jàpp rek moo am solo ndax su dara xewee ñu ne maire nangam xew na ci sa commune fii la xewee nii la demee
maire mën na bu dee diw la day tànkam gàtt na fii lay yem fii kii waaye bu dee diw la day mën naa tiit mën nañu def nii bee boo kot ñu jëg dem fii am na yu ñu waxum démb si saasi rek dañ takk suñu oto def caravane dugg ci koñ bi yor ay masque avertir koñ bi wax ak ñoom si saasi xamuñu kan la waaye ku nekk jël ay précautions. yooyu nag collaboration bu médecin chef di def ak sous-préfet di ko def ak maire moo tax mu mën a am. alors bu ñu ñëwee ba tey ci effort de lutte bi parce que loolu noonu peut-être que yéen a ngi jàpp ci sensibilisation mais maire tamit dafa nekk koo xam ne day dimbali te gox yi boo fa dëkkee it du ñàkk nit yi di ñëw ci yow di wut ci ndimbal côté boobu laay waxee lan la mairie bi defagum pour mën a ne lii ñun ñoo ko dolli ci xeex bi lu bokkul ak yam ci sensibilisation bi rek. waaw ñun moom la ñu tàmbalee mooy ba mu tàmb dañu tëj stade Mbao ndax du ñu dajale ci nit dafa bari ñu dem ci marché yi fa am nañu ñeenti marché bu nee ñu jox leen ay produits yu doy. ñuy raxas seen loxo di préparer def yu bëree bëri def ko ci poste de santé yi def ko ci garage clando yi mais aussi ñu xool marché yooyu am na bés bu ñuy tëj marché bu nekk am na bés bu muy tëj ci ñeenti marché yi ak bés bu ñu koy désinfecté. alors dinaa ñëwaat ci yow monsieur le maire ñu dem teewlu ministère de la santé ak docteur Marie Khemesse. Covid-19 au Sénégal. Ce mardi 5 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 702 tests réalisés, 58 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,2%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 54 contacts suivis par nos services, 4 issus de la transmission communautaire est réparti entre Médina Dakar 1, Parcelles Assainies 1, Guédiawaye 1 et Touba 1. 55 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé, le Sénégal a enregistré son 11e décès lié au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie pour le repos de son âme et présente ses condoléances à la famille éplorée et à toute la nation. À ce jour, 1329 cas ont été déclarés positifs, dont 470 guéris, 11 décédés, 1 évacué et donc 847 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle et recommande fortement et particulièrement aux personnes âgées, notamment celles souffrant d'une affection chronique, de limiter au maximum leurs déplacements et d'adopter les gestes barrières. Assalamu alaikum askan wi maa ngi leen di jottali fii lim bi nga xamante ne am nañ ko ci mbas mi tudd Covid-19 fii ci Sénégal ci talaata tey bii di juróomi fan ci weeru mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ci juróom-ñaar téeméer ak ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak juróom-ñett dellu si ne ñu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak ñeent moom tudd nañ ko contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñu ngi koy saytu te di ko topp ñeent moom la ñuy tuddee yi jógee ci transmission communautaire maanaam mooy yi nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll te ñu ngi toll ci diggante fii ci Dakar ci Médina fii ci Dakar ci Parcelles Assainies fii ci Dakar ci Guédiawaye benn ñoom ñëpp bu ci nekk benn et ci Touba am na benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di faj juróom fukk ak juróom ci ñoom saytu nañ leen kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróomi cas grave ñu nga tëdd fee ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal
ñi nga xamante ne ñoo fa des ñu leen di faj seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan ni ñu leen ko waxee démb Sénégal enregistré waat na fukk ak benn nit yi nga xamante ne ñoo génn àddina ministère de la santé action sociale ànd ak ñëpp di ko jaar ay mbokkam ak askan wi yëpp di ñaan yal na ko yàlla xare àjjana ci bésu tey bii doole ko ba mbas mi Covid 19 duggee ci biir Sénégal ba léegi ñu ngi tollu si junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ne ñoo ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañ cee génne ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk yi nga xamante ne wër nañu kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji fukk ak benn gaañu nañ ci benn delloo nañ ko ci réew mu jóge woon ci loolu mu ngi des fii ñu leen di faj ci lalu hôpital yi juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellooti di ñaax askan wi ñuy gën a dooleel li nga xamante ne mooy fexe ba mbas mi du yokk di wàllante ci suñu dëkk génn fii ba faaw ci loolu tamit ñu ngi dolli ne ñi nga xamante ne mooy suñu mag ñi suñu yaay suñu papa yi suñu tante yi li ñuy wax personne âgée ñi nga xamante ne am nañu ba weesu juróom-benn fukki at ñu ne lépp lu mu ñu mën a def ba fexe ba duñu génn ci kër yi rawatina boo xamante ne ñu ngi doxalee li ñuy wax affection chronique mooy feebar boo xamante ne dafa yàgg ci ñoom wàññi li nga xamante ne ñu ngi koy génn te di gën a def li nga xam ne mooy geste barrière mooy lépp lu nga xamante ne bu ñu ko defee feebar bi du ñëw ci yéen ci ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. moo ngoog ñu doon teewlu docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci li nga xamante ne indi nañ ko ci bés bi ñu fekki Pape Farah Gningue Pape gannaaw ba ma la nuyoo démb am nañu benn décès ci suba si ci ngoon si ñu am mën nañ ne ci 24 heures ñaari décès la ñu am te liñ ci déggoon mooy 6 cas grave bu ñu xëyee tey am 5 mooy wane ni benn cas grave bi moo wàññeeku. dëgg la Aram maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateur yu groupe Futurs Médias kon nag li nga xam ne moom la ñu seetlu ni cas yi di gën a yokkee rek ci weeru bi nga xam ne moom la ñu génn dese yi gën a yokk ci 24 heures rek ñu am ñaar nit yu ñàkk seen bakkan ñu leen di jaale kooku nag mu ngi am juróom-ñaar fukki at ak ñeent Aram jàngat bu njëkk ba diwaan bi nga xam ne moom moo nekk diwaanu Médina fi mu ne nag ñoom ñaar ñooñu daal ci Dakar Plateau bi te ñàkk seen bakkan fa lañ jóge kenn ki 58 ans la amoon kii 74 ans kon plus de cinquantaine yi ñoom daanaka feebar bi ñoom la gën a sonal Aram leneen loo xam ne mën nañ ko cee jàpp bu baax a baax mooy mbas mi daal dëkk yi nga xam ne ñoom la gën a touché loolu liñ ci mën a jàpp bokk na ci diwaanu Médina boobu ma la dem wax bokk na ci fi nga xam ne moom moo nekk Wakaam bokk na ci Parcelles Assainies bokk na ci diwaanu Yoff foofu yaakaar naa mooy épicentre bi ci côté yooyu ñii di autorités yi war nañoo jël mesures yu gën a bëree bëri ndax nag ci 1000 nangam kaay yi bu ñuy seet li ci ëpp côté yooyu la jógee te ñi nga xam ne tamit ñàkk nañ seen bakkan bu ñu seet tamit am na ñoo xam ne côté yooyu la ñuy jógee kon ñooñu waa naam seen maire yi ñu ngi gën a góorgóorlu bu baax a baax def li ñu mën mais tamit askan wa ku ci ne rek mesure individuelle yow yaa ko war a jëlal sa bopp ndax ni ko Marie Khemesse jeexalee nee na sunu mag ñi nañu fexe ba aar leen nañu fexe ñu bañ di génn ndax nag ñoom bu leen dalee rek am na yeneen jàngoro ñu amee wax dëgg yàlla da leen di daal di faagaagal te ñoom soxla nañ leen fi bu baax communes yi nga xam ne nag jamono ji mun nañ toucher du bois ndax communes yooyu tamit mbir ya ñu ngay jël matuwaay lu ci mel ni HLM yi lu ci mel ni Dalifort ak Guinaw Rail Sud ñoom jamono ji nekk na gox yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def liggéey bu am solo na askan woowu gën a góorgóorlu ñu ñàkk seen i gox ñeneen ñi tamit fexe liggéey ba loolu jóge fa kon test yi ba léegi rek ñu ngi ci 702 test nekk loolu am solo waaye ba léegi rek kaay yokku na
juróom fukk ak juróom-ñett yokk na waaye bu ñu xoolee ci ñu wér da nga naan ñett ñoom ñoo ñëwaat yokk ci kon alhamdulilah Aram ni ki démb amoon nañ 43 yu wér tey ñu am 55 je crois que waa Kër Docteur war nañoo jaajëfal bu baax a baax ci effet yi nga xam ne liggéey bi ñu ngi koy def ñu gën ko yokk bu baax a baax ci wàllu woowu 50 cas contact cas communautaire yi ñeent lañ li ma leen di wax Médina ak Parcelles gis nga affaire yi ñu nga fa cas communautaire yooyu rek parce que Aram jàngat bi ngay def gis nga ba nga demee fële Sédhiou ka fa dugg rek 67 personnes la wàll kooku bu fa duggul woon kenn du ko am te cas communautaire la kon Guédiawaye dellu si na waat Touba chaque jour mbir yi daal di ñëwaat kon alors Dakar yi fa dem ak dikk di génn ak ñëw loolu li mu indi ci jàngoro ji nekk na loo xam ne lu doy waar 1329 maanaam junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo ko am 470 maanaam ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñoo wér ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar jamono ji ñoo nekk sous traitement waaye ñooñ nag nañ ko dem waxee am na ñoo xam ne mbir mi dafa feeñ ci ñoom am nañ doomu jàngoro waaye sonalu leen ñooñ la ñuy ventiler yóbbu leen géro ci yeneen centre yi ngir bu ko fexee rek ñu mën a daan mbir yi kon ku ci ne rek nañu gën a xoolaat stratégie bi fexe ba mbir mi daat fiy jógee ndax nag mu ngi fiy bëgg a yàgg loolu moo fi gënoon fës Aram yaakaar naa benn waxtu dinaa fi dellu siwaat daal di yaatal bu ma demee ci terrain bi xool constaté lu fa nekk ndax tamit ñu ngi wax artémisia démb jokkoon nañ ci ak professeur Daouda Ndiaye am na lu mu ci wax dinañ joxe benn protocole ministre pour ñu def essai clinique yi tey gis naa fi ordre des pharmaciens ñoom ñëw nañ fi te am nañ déclaration yu ñu war a wax yooyu yëpp dégg nga OMS li ci wax te yaakaar nañ fi mu ne askan wi remède la ñuy xaar lu leen ci génne 13h ma dellu si incha allah daal di yaatal Aram. jërëjëf Papa Gningue am na solo ñu dellusiwaat ci suñu gan di Abdoulaye Pouye nekk maire bu Mbao monsieur le maire ma bàyyi la. nga ñëw ci li nga xam ni dégg nga ko tey. waaw li ñu dégg tey benn mooy am na des points positifs mu def ay test si lu bari bu njëkk bi dañ doon def ay test ñeent fukki nit ak yu teg léegi ñu ngi si juróom-ñaar téeméer. waaye beneen bi gis naa ne dañ doon am ay 6% 7% léegi ñu ngi 8%. donc mu nekk la nga xam ne ñu bàyyi si xel. alors si 58 yi am nañ encore 4 cas communautaires 4 cas communautaires yi mooy li ma wax mooy ku nekk rek mu bàyyi ci xel fàggandiku waaye aussi suñu structure de santé yi ñu gën bàyyi xel si képp ku ñu xam ne am na maladie topp ko ba mu sës ba am képp ku mu amaloon contact. bi ci des wax nañ ko di jaale famille yi ki nga xamante ni jóge na fii di ñaan yàlla mu xare ko aljana ci démbax tey ñu am fii ñaari cas si 24 heures mu ñu commencé accéléré moo tax bi ñu ne 6 cas la woon benn dem na ko nekk sa xel day ñaaw sa yafa des bon bu ñu nekkaa grave rek ñun Sénégal dañuy tiit waaw bon nag mu nekk alors situation ba nga xamante ni mu ngi yokk tey ba ñu commencé dañu ne woon lu ñu am si lal peut-être 500 la waaw mais tey dolli nañu peut-être mais ñu ngi si 800 yu et quelques yu tëdd ñu ne junneexul ñetti téeméer lu teg am nañ ko bon nag mbir maa ngi jëm kanam nañu xool léegi ñun en tout cas commune bu ne dëkk bu ne kenn ku ne quartier bu ne ñu xool nan la ñu mën a defandoo pour jàkkaarloo ak feebar bi. sànq yaa ngi wax bi ñuy commencé avant ñuy déglu docteur Marie Khemesse ne jot nga jël ay matuwaay. ci sa commune. bokk na ci stade bi nga tëj. marché yi nga xamante ne am ngeen ko muy ñeent jël ngeen si également ay matuwaay. foofu it dina baax ñu xam lan ngeen ci dolli ndax yaa ngi woon ci lancé boo xamante ne dafa commencé ñu daggal. waaw effectivement Aram parce que si lancé boobu nga wax tout récemment. joxe nañu fukki junniy masque ak juróom ba démb ñu ngi distribuer samedi la ñu ko def waaye it ma jàpp ne jamono ji li gën a am solo mooy dooleel structure de santé ak ña fay liggéey man leen a waajal moo tax gis nga fa ni indi naa ñeenti ambulance jox ko 4 postes de santé yi fi ne fa 5 postes de santé la benn bi joxoon naa ko ambulance mu desoon ñeent benn bu nekk joxat naa ko ambulance parce que ku toll fii am feebar bi waroo dugg kalandoo waroo dugg tata waroo jël taxi ambulance rek moo la war a jëlee fi nga nekk yóbbu la fa nga war a dem pour évacuation yi ak jëlee la sa kër yóbbu la pour ñu ñuy mettre en quarantaine donc il faut ñu renforcer structure de santé yi il faut que ñu jàppale ñi nekk si béréb yooyu di liggéey loolu nag kenn ku ne rek fa dooleem toll fa mën-mënam toll war na ci dugal loo xam mooy nag yu ñu def waaye masque yi dañu ne nañ jiital marché yi nañ si teg garage kalandoo yi nañu teg ñiy liggéey si géej bi waaye les infrastructures structures administratives yoo nekk yu mel ne sous préfecture gendarmerie maire yëpp waaye dañu ci boole boulangerie yi boulangerie bu ne
am nañ dotation bu ñu ko war a jox su ko defee moom it mu kii daara yi aussi dañ leen ci boole joxoon nañu ay dotation parce que génn woon naa tamit juróom fukki tonnu ceeb ak produit yoo xamante ni mënuñu ko quantifier ndax macha allah bari woon na ñu jël ko jox ko askan bi xaaruñu président pour joxe ceeb pour joxe produit suñu waree jàppale aussi structure de santé yi duñu si xaar kenn parce que olof moo ne ko laa naan naam ne fa balaa nekk kilifa ñu naan kii maire la wala ministre wala président fekk population baa ngi fi. alors ci ndimbal loolu noonu naam def nga mais est-ce que li nga xam ni moo war a jógee ci autorités yi ñëw ci gox yi yéen jot ngeen seen wàll. ñëwagul recensé loo nañ ñu defar nañ kii yëpp ñu ngi xaar alors ñëwagul mu ngi war a ñëw mais man li may faral di wax rek moom laay wax nañu bàyyi xel ci ndimbal yooyu séddale ba ak joxe ba waxuma séddale rek pour kii am na kële amul ndax daan dajul suuf man damay faral di wax waa mbaaw ne leen na bërëngu sa dajul suuf waaye dajaloo bi si séddale bi dajaloo bi si jëlse bi man dem ci tiit te fépp fu may dem damay faral di wax ne ku wóoluwul kenn du la wóolu ñañu ko jox ñu war ko séddale nañu am si ñoom confiance damay faral di wax ne. mais mënuñu ko séddale te yéen associé wuñu leen parce que fa ngeen dëkk yéen a gën a xam ni dëkk ba tëddee ñaka ñoo gën a soxla ñan ñoo gën a soxla ainsi de suite donc forcément dinañ jaar ci yéen. parce que yéen it du ngeen anticiper waajal loolu nga xamante ne bu yegsee dina am peut-être schéma bu ngeen leen di proposer nga xamante ne nañ ci mën a jaar mu gën a yomb. waaw xam nga nit fa mu la yemal rek fa nga yem. te sooy xëccoo pour séddale day mel ne dafa am loo si soxla wala loo ci bëgg dañu ne day am ay comité communal comité arrondissement bi am na mais comité communal ñu ne maire da ngay jël bàjjenu gox bi jël kii boole ñu si conseiller ñu ne d'accord ñooy defar seen comité bu ñu demee ci biir gox yi délégué de quartier yi day jël kii boole ñu si ba léegi conseiller donc ñun lu ñu man mooy genre lantinoor lañu rek lu ñu sax segg lii ñëw utal leen ñu fu ñu ko def ñu ne fii la ñu koy def gendarmerie mooy garde su ñëwee ñu jox ko ñu war a jox ñu séddale xam nga booy séddale. léegi taxawaay boobu da ngeen ko rafetluwul wala bu ngeen sañoon ñu gën leen ci boole. waaw xam nga bu ñu sañoon dëgg la ñu gën ñu ci boole laaj ñu suñu xalaat si ñi ñu war a jox ñun ñu am ci benn vision mais xam nga nit ki su ko xësee ba jox dara. muy kii maire la bu ko xoolati politicien xoolee ko autorité. casquette politique bi day feeñ ba ci corona. gis nga mooy li ma lay wax nii xam nga am na ñoo xam ne dañu jàpp ne soo joxee maire rek moom ñamuy jox mooy ñamu àndal soo joxee maire rek c'est un politicien que tu donnes mais jamono ji mu nekk ñuy xeex benn mbir c'est une autorité ba nga xamante ni dafa war a aar askanam dafa war a jàppale askanam moo war a taxaw en tout cas sens de responsabilité loolu lay jox xàmmeetuloo ku am ak ku amul waaye ñun ñi nga xamante ni avant loolu di ñëw jël nañ juróom fukki tonnes ceeb. jox ko askan bi xàmmee ñu ko àndax ñu ne ko àndulaax ñun pour wane ne maires yi ils sont capables de prendre leurs responsabilités quand il le faut mais li ma lay wax rek amu ci benn maire ba nga xamante ne dina xëccoo joxe wala bañ a joxe mais lu ñuy wax rek mooy jarut ñuy woo ñëpp koñ bi yëpp ñuy daje ci quartier yi pour séddale. jarul ñuy woo ñëpp pour ñu ñëw di jël sendoo ceeb ndax suñu ñëwee jël sendoo ceeb mën nañu fi dajaloo te dajaloo boobu mën naa indi musiba waaw. alors da nga wax lu am solo ci situation bi nga xamante ne moom la ñu nekk naam bu dee ku nekk mi ngi def mais lii forcément dina ñëw. te duma yaakaaruma boog dinañ yegg si ñuy séddale nga toog ne parce que boolewuñ ma ci rek man it duma ci bokk. te commune ba fa nga nekk kuy xam nga xam ne moo jiite administré yi forcément am nga sa wax sa kàddu boo si war a dugal. non du ma wax ne booloo ñu déedéet parce que su comité de quartier yi décidé sous comité de quartier yi nañu war a jox ba pare dañuy indi ci maire comité communal moom mooy valider mu soor a yóbbu ci sous préfet mu soor a dem donc kooku mënul wax ne boolew ñu mais on aurait souhaité par exemple ci biir comité de quartier yi suñu ay conseillers nekkaat ci biir man ñu fa représenté ñu xam au juste ce que ça fait parce que maire mënul xam kii dëkk ci quartier bi ak ko fa dëkkul mais suñu gën a impliqué dina tax ay nitam dinañu nekk ay conseillers am dinañu nekk ci yeneen sous comité yëpp mën a xam aussi lañ ñuy indil donc moo tax ma ne alors toute façon ñun après on va valider mais boole nañu mais li gën a am solo comme je vous l'ai dit mooy tey guerre bi du ceeb guerre bi du diwliñ kenn mënul jox nit lu mu dunde ba mbas bi jeex ndax xamuñu kañ lay jeex waaye guerre bi mooy lan nañu war a def ba mu bañ a avancer comme mënaguñ ko fiy jëlee gis nga consigne yooyu ñuy bàyyi nekk si ñu ñuy séddalee kan moo gañ a marché bi ku koy yóbbu ban camion ko yóbbu kan moo koy wàcc kan moo koy séddale day tax
soo seetloo si jamono boobu la mbir yi di gën a avancé donc nag nañu xool ne lan la ñu bëgg lu ñu bëgg mooy feebar bi na fi jege nañu xeex feebar bi. mais est-ce que bu ñu ñëwee yow jàpp nga ni nañ ko nar a doxalee dina dal sa xel. waaw même bu fekkee amoo ci ay conseillers yu représenté. xam nga procès d'intention du ma ko def beneen bi ma wax ne nañu wóolunte man dama faral di wax ne téeméeri nit mën nañu tëju def lu leen neex ñeenti nit mën nañu tëju xool seen boroom xool li seen kanam def la nga xamante ne seen aqulaay taala xam nañ lii baax na. donc ña fa nekk ak ku mu mënti doon am nañu yaqin ne su fa nekkee rek su génnee dañuy liggéeyal pour ñëpp donc ñun duñu ne la ñu fay def du baax mais li ñuy wax mooy. tamit kenn du leen dégg buñ ci paree ngeen di kaas. waaw xam nga mooy ce que je dis ñun la ñu wax lu ñu mën a dimbalee askan bi jox nañu ko mais li ñuy wax mooy képp ku mënti am ci loolu yu ñëw. mais citoyen la. kenn dama ko joxe américain bi kenn jox ko français bi kenn jox ko libanais bi mais ñu ngi ko jox citoyen sénégalais yi ne fii pour ñu dimbali ko donc ku mënti doon rek ñoom la te bu ñu joxee mu dem ci askan wi rek mais dañuy sant yàlla mais ñun li ñu doon waxtaan yépp mooy li maire yi gën a am problème pour mën a jàkkaarloo ak mbas bi. man dama ko wax ci plateau télé yu bari wax ko ci ay réunion yu ñu seq ak ministère ne leen ne maire yi dafa am rôle bu ñu war a jouer te ils ont les mains liées. mais démb rek laa gis ne président jël na décision jël na décret mais dama sant yàlla biig dama nelaw ma xam ne kat am na président nu mu ñuy déglu ndax soo demee si li ñu tënk dama faral di wax na soo demee si article 119 si code bi nga xam ne moo ñu régir alinéa 3 dafa wax na su pandémie amee wala épidémie nii maire yi wala taxawoo li ñu leen sas li ñu war a def mais ci kaw loolu ñu gisoon na ba muy tàmbali ñu ne couvre-feu am na waaye maire yi amuñu droit génn ñu population bay yem waaye kii warul génn warul xam lu xew nan la mën a faje mbir yi waaye tey président yëg dégg na ko ministre de l'intérieur mu jox maire yi ñoom ñëpp autorisation spéciale pour ñu mën a xam di génn di xam li xew ci biir dëkk bi. beneen bi ñu ne kat maire say budget ba ñuy voté budget amul benn maire ba nga xamante ni alors xamoon na ne mbas mi dina ñëw ba mu sóoruwaale ko ci budget am tey ñu ngi leen di woo di leen yaakaar te def ko ci budget am te mënuloo def financer loo prévoir ci sa budget. donc nag mu jafe woon di ko wax fu ne ndax il fallait que conseil municipal bi dajawaat pour mën a defaat alors virement de crédit te amuñu woon sañ-sañi wootee ndaje ndax dañu koy tere donc on avait les mairies mais démb y a un décret bu président jël mu ne may nañu les maires ñoom kese ak seen bureau municipal ñu toog jël ay décisions pour jàppale askan bi ci xeexu feebar bi. mais loolu ñu ngi xaar mu am plus-value sur le terrain parce que day wane ni loolu bu ñu leen ko joxee war na tax kon couvre-feu bi nañ ko respecté ci gox yi. nit yi doon ñu génne di taseeg ñenn ñi. nga xamante ne ni sa bi fi maire Wakam mujjee loolu laa ko doon wax. am na yenn waxtu yi bu la fekkee ci biti nga gis nit yi ñuy taxawaalu. te loolu lu ñu aaye la. leneen li mooy marché yi. respect mesures yi nga xamante ne wax nañ ko lu mel ni déjà préfet li nga xamante ne jël na ko rek bu Dakar ñetti fan yi ñu war a jaay waaye ñetti fan yi ñu war a jaay lu mu indi mooy lundi bi marché bi fees dee la nit la mujjee def donc yooyu noonu tey naka ngeen di def it yéen it sur le terrain bu ñu demee ba foofu loolu ñu mën ko def ci ni nga xamante ne moom lañ ko santaane. waaw xam nga man dama ne lii gën a am solo du mesure bi mais lii gën a am solo mooy comportement population bi mën nga jël mesure bu baax population bi défier ko te nekkuñu ci temps wu dóorante ak jàppante ak tëjante mais sensibilisation bi ñu war a def ci population bi ba ñu mën a xam mesure maanaam tey mën nañ la jox mesure nga jël lu weesu mesure xam nga tey mesure bi ñu jël ci masque yi dañu ne sooy dajee fooy nekk fu am rassemblement nga takk ko mais am na jàpp nañu ne rassemblement ou non xaw ma man fan lay jàkkaarloo ak nit ne à ne naa ko takk kooku weesu na sax fañ ko doon xalaatale. donc comportement boobu nit war a am war ko mën a doxal non c'est pas des mesures c'est un sens de responsabilité bu doomu aadama war a xam war ko jël. mais ñëpp yemuñu. waaye ñëpp yemuñu waaye amul kenn ku bëggul bakkanam ñëpp bëgg seen bakkan donc ku xam ne fi mu nekk nii c'est un problème de vie ou de mort mën nga ko am wala nga wàlle ko te xamoo fan la jëm ak yow du question ñëpp yemuñu si vous comprenez bien l'enjeu. non amatul looy kii. alors ci marché yi ba tey laay des parce que ci li ñu jot a dégg ci li nga xam ne bëri na trop ci ay cas communautaire marché yi nekk nañu vecteur boo xamante ne participer nañ ci lu bëri foofu noonu mairie lan lay def. encore une fois pour que ña fay jaay ña fay liggéey mën di fa ne te virus bi na muy jàllee
mu bañ a law foofu. waaw xam nga tëj marché yi nekk na solution ci benn côté beneen côté du nekk solution à long terme parce que it nit da ngay apprécier pas seulement à court terme. maanaam fii ba le 2 juin. ma ne fii ba le 2 juin. waaw xam nga da nga ne le 2 juin waaw le 2 juin lan moo ñu wóor ndax dina fi jege. on se projette mais nañu jàpp ne ñu waxante dëgg xamuñu kan la parce que problème bi li tax muy kii on se dit pas des fois la vérité. dañuy toog des fois y a des vérités qui sont crues du neex a wax mais dañ ko war a wax nit ñi parce que Aram moi je te dis gis nga affaire yi ni muy avancé on est presque à moyennement 70 de cas contaminés par jour c'est-à-dire que si on fait encore un mois mu continuer comme ça on aura 2000 nouveaux cas pour un mois benn 1000 bi rek mu ngi ñuy jaaxal fañ lañ leen di def. on dit que duñu defati les malades asymptomatiques duñu leen defati ci biir hôpitaux yi ñu ngi xool fu ñu leen jëmee te tu es à 1000 waaye léegi dans un mois mini boobu soo ko multiplier par 3 tu fais quoi te rythme bi ñuy demee nañ wax ñi liy xew on évite même de montrer les malades sénégalais à la télé am na ñoo xam ne dañuy d'accord ñoom en tant que malade ñu jël leen ñu sensibiliser nit ñi dañu war a may télé yéen ñii ngeen dugg ci biir ku nangu ñu wax la fekk la sa lal nga ne lii am na maa ngi nii li ma ko yóbbee mooy lii moytu leen lii moytu leen lii c'est une façon de sensibiliser gis nga mbir boo koy nëppal nit ñi duñu comprendre mais il faut que les gens comprennent ce qui se passe. ci lan la nombre de cas yi nga yaakaar ni waxuñu ko wala feebar bi am na dayo boo xamante ne xëy na dañ ciy jéem a nax nit yi wala. non du ma tudd nax mais dama ne des fois dañuy yërëm wax ji mooy quand on dit rek 8% rek ñu yem foofu nañu wax ak nit ñi 8% yi am tey ñu ngi woon à un nangam 7% ñu ngi si 8% ñu ngi dem nam nga bi cas yi ñuy am par jour suñu toogee weer fii la ñu jëm. bu matee lii lan la ñuy indil ñun Sénégal bon nañu xam ne fex weer mën nañu yegg fa nga xamante ne da ngay feebar amuñu fuñ lu dugal la dal France dañoo dal ndax sa kër ngay toog doo am ku la jël en charge nombre appareil respiratoire yi fi am bariwul. ku ne yegg fenn fi mën ñu si yow dara on essaie même pas. te mën na fi am il faut pas dire que l'enfer c'est les autres gis nga ñu wax nit ñi li xew ñu may leen yéen laa wax ngeen mën a dugg ci hôpitaux yi fekk benn malade volontaire bu tëdd bu nangu ñu filmer ko mu wax moom négligence bu ndaw bi mu def ba fii am mais aussi que lii c'est une réalité te lii ak lii mën na ko dindi ñun ñu ngi ñuy tëdd xamuñu fu ñu jëm xamuñu fu ñu mujj. nit ñi xam les réalités qui se passent on demande toujours à la télé les malades français les malades américains malades fu ne mais malade Sénégal kenn duñu ko wan. c'est quoi ça n'existe pas wala lan donc pour man nañu ñome mbir mi ñu wax ak nit ñi ñu xam ce qui risque et ce qui va se faire ce qui va se passer si on ne fait rien. alors ndax ci dafay wane ni li nga wax nii ne dogal yi ñu jël dafa du ma ne baaxul mais efficace parce que boo nee marché yi mënuñu leen tëj exemple laa jël mënuñu leen di tëj noonu. di ko bàyyi muy continuer sur le long terme nekk na loo xam ne mënul wëy. loolu ñu bëri ànd nañ ci te ànd nañ ci wax jooju mais ndax day wane ni waruñu jël dogal boobu wala dañu war a bàyyi nit yi continuer di dox seeni activité xëy na population bi am immunité. waaw xam nga nit suy dox nga jékki-jékki taxawal su taxawee daan lan moo xew c'est une façon d'avertir ñu tëj nañ marché mu ne am na lu xew. mais du ñu tëj nañu rek. maanaam mënul wëy à long terme tëj dafa am ñaari mbir yu muy indil la ma koy wax maanaam tey soo tëjee benn bés éviter nga rassemblement mais c'est pas seulement benn objectif bu deuxième objectif bi mooy dañu ne feebar ba ci génnee ci nit nekk ci biti mën na dund 30 minutes 3 heures de temps nanga wala mu dem ba 12 heures de temps bon soo tëjee marché tey nga tëj ko pendant 24 heures quand on revient le surlendemain bu fekkoon doomu jàngar bi am na fa newatu fa donc on peut pas dire que loolu du lu baax mais ça c'est extraordinaire. mais est-ce qu'on peut fermer pendant 7 jours sur 7 jours suñ doon tëj nangam 3 jours 4 jours est-ce que mën na continuer pendant 5 mois 6 mois non nañu xool nan la ñuy def si malade si marché yi. ba Aram ku laa dugg ci marché bi di nga raxasu par force di nga takk sa masque par force muy koy jaay muy koy jënd se même booy jënd am na noo war a jënd am na noo war a roofantuloo ak nit ki gis nga yooyu suñu demee ba am ko maanaam tey. mën nga dugg ak nit ki dugg ci biir marché bi def la nga def génn te presque à 99% tu risques pas d'attraper donc la maladie. waaw foofu daal la ñu war a gën a mën a éduquer nit ñi à vivre avec le virus. loolu nag ni ñu koy dindee mooy wax leen ba ñu xam man nan laay ma def war naa mën a dem dugg ji marché
te xam naa ne daal risque walla nan laa koy moytoo ba xam su muy génn suma kër war naa raxasu war naa suma yére yi may sol su ma ñëwee buntu marché bi am naa fa mën a raxasoo dinaa def sama masque su ma duggee xam naa ban distance laa war a mën a jënde te du ma roofu kiy jaay wala ki may room su ma paree su ma ñëwee suma kër su ma yére yooyu ma simmi ko weer ko ba nga xamante ni da lay wóor ne yow mi nga xamante dem nga mais dañuy réduire les possibilités de contamination bi nga xamante amaan nga ko loolu nag si la ñu war a gën a yóbbu nit ñi mais tëj rek te soo tëjee tey nga tijji suba ñoo waroon a ñëw démb ak barke démb dajawaat fii tey bon des fois aussi ça pose problème. alors ñu ñëw ci leneen loo xam ne am na solo mairie certainement comme ñëpp privilégié li nga xamante ne moo di télétravail est-ce que sax télétravail am na ci seen mairie. waaw may àggali sama question. xam nga télétravail ñun déjà am na yu bari yu ñu si commencé woon ça fait des années di ko def lu mën a télédac c'est le téléchargement des autorisations de construire donc lu ñu am la lu ñuy def la depuis donc ñu si mais population bi ñoom bu dee ñoom yegguñu foofu maanaam nit ñu bari mënaguñu toll seen kër yónnee na bëgg naa extrait defe ko nii faya ko war yi pour mu ñëw maanaam Sénégal moo yeggul foofu ci jumtukaay mais ñun li ñuy def mooy suñu personnel dañu ko réduire au minimum parce que bureau Sénégal day faral di xat te ñi doon tàncaloo aussi baaxul donc dañ ko réduire au minimum ba nga xam ne ku ñëw di nga am service mais na ngay duggee ci biti ñu vérifier sa température nga raxasu dem même fi ñu doon joxee état civil dañ doon joxe pour jël 250 pour timbre bi dañ naan léegi da ngay indi pièce sooy joxee nit ki dina si def gel teg ko liggéeykat bi parce que soo indee billet du ko mën donc da ngay fexe yow fa ngay liggéey yaa ngi écarter les possibilités les risques pièce la ñuy jox pièce bi la waroon a mën a peut-être jox dara yaa ngi koy jël di si teg def gel teg à côté su indee kayitam ñun en tout cas à Mbao képp ku indi sa kayit mesure ñu jël ñu ngi may dégg ñëpp waa Mbao dañu koy teg yow yaay tegal sa bopp ci table bi ñu jël sa tur jël yëpp on ne touche pas c'est le lendemain la ñuy jël sa demande boobu parce que xam nañ ne lendemain y a plus de virus mën ko traité toi tu viens le surlendemain pour dépôt pour récupérer moo tax dañu changer horaire yi chaque jour c'était des dépôts maintenant les dépôts ce n'est que les lundis et les mardis mais les jeudis et les vendredis la ñuy récupérer c'est pour limiter xam nañ ne bu ñu defee noonu pour joxalante bi transmission bi mën nañ ko réduire à 99%. loolu volet administratif bi la suñu ñëwee si volet social parce que sànq si début bi Malaka am na si ñoo xamante ne si maire lañu yaakaar ñu ngi ci koor jëm ci ay fête ak yu mel noonu te mairie yi lu ci ëpp dañuy faral di dimbali yenn njaboot yi nga xam ni nga baal ma ay néew ji doole lañ foofu tey ndax mairie ci jamono ji nga xamante ne yu bëri wàññeeku na marché yi gën na néew xëy na li ngay collecté ci xaalis dana wàññeeku ak ñoom seen dina mën a jàppale ñooñu nga xam ni dinañ ñëw forcément pour ut si ndimbal boobu. waaw Aram yow léegi nga neex ma parce que yaa ngi dugg si suñu vécu quoi yaa ngi xam la ñuy dund parce que nous les mairies sont les premiers impactés des fois nit ñëw non dañu sama liggéey doxatul je suis impacté nangam mais les mairies sont les premiers impactés parce que maire yi bu ñu la am nga budget am na maire yoo xam ne dañu def erreur ñëw na oui on a pris 300 millions dañu koy def si Covid bi parce que 300 millions yi ngay wax da nga ko ciy def du 300 millions yoo téye on l'avait dañ ko defoon ay prévisions mais lan mooy budget c'est des prévisions de recettes et de dépenses annuelles et une exécution annuelle mais loolu Aram mooy yow da nga yaakaar ne di nga am nangam soo ko amee fii nga koy dugal donc li nga yaakaar soo na man dinaa jël 300 millions def ko fii te 300 millions xamoo di nga ñëw wala déet ëllëg bu la sa population bi ne 300 millions yi nga waroon def si mbas bi ani moom xanaa da nga ko lekk ci am problème donc dañu xam ne maires yi sont les premiers impactés ñi doon liggéey si ñun les personnels sont réduits am na foo xam ne doo fa yónni sa personnel suñu demee aussi kii liggéeyul mënoo ko fayeku ki nga xam ne li muy liggéey itam mu ngi xool nu mu siy génne dépense mënta def mais mënoo ko taxaw pour mu fay la donc nous avons un problème réel de recouvrement de nos recettes donc li ñu mënoon def Aram mënuñu ko jamono ji. jërëjëf Abdoulaye Pouye di maire bu Mbao di leen jaajëfal yéen tamit ñu doon teewlu suñu waxtaan du ñàkk ci kanam benn waxtu rédaction teew fii jébbal leen xibaar yi ñu jox leen dig daje ëllëg ci même waxtu bi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ak suñuy programme